jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ponk ci gën a fës rek Sénégal Tanzanie Sénégal duggam bu njëkk ci Coupe d'Afrique des Nations 2019 boobee wane ci boppam bu baax a baax ci kanamu Tanzanie ñaari bal ci dara Diao Baldé Keita ànd ci ak Krépin Diatta ñoom nag ñoo daal di dugal rek kon butu Sénégal yooyu dinañ jokkoo du ñàkk ak Mamadou Ndiaye ma ñu toogal ca Caire bis bi nga xamante ne nag moom la ñuy fàttaliku tey muy ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin atum 2011 la woon baskanu Sénégal nag jóge woon manko lànk ne li nga xamante ne nii moom mooy ticket présidentiel ba du jàll mu waraloon ñu manifester am ci ñu jëlee ci ay gaañu am ñu ci xamante ne ñàkkoon nañu ca seen bakkan loolee sax mujj la jàll boobee ticket ndax ka fa nekkoon njiitum réew ki fi nekkoon njiitum réew ci jamono jooju di Abdoulaye Wade lu soxal ticket boobu sax da ko mujjoon kon retiré xibaar yi biti réew yi daañu ci àddu ak Mauritanie ñeel nag wooteeg faluk njiitu réew ma résultat yi nag ñu ko doon xaar ni ki démb mu tàmbali rek di wadd candidat bi nga xamante ne mooy candidat nguur ga di Mohamed Ould Ghazouani nag moom ci jëmmi boppam nee na fi mu ne nii moo gagné ci premier tour bi foofee Barka ba la ñu fay fekk ji du ñàkk ci biir xibaar yi mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee na jàmm ci xibaaru marax yi niñ ko waxee woon Sénégal dóor Tanzanie ñaari bal ci dara ti jongante boobu nag Sénégal bi nag mooy duggam bu njëkk kon ci Coupe d'Afrique des Nations ñu koy amal ci Caire ki nga xamante ni moom mooy Diao Baldé Keita ak Krépin Diatta ñoom nag ñoo dugal butu Sénégal yooyee nag ñu gis seen taxawaay yu xarañ ñoom doomi Sénégal yooyu def nag seen kéemtalaay kàttan naam sax raté nañu ay occasion yu takku waaye nag wan nañu ne rek équipe bu Tanzanie ñoom ñoo leen gën a taxaw Mamadou Ndiaye du ñàkk ngeen am ko ci xibaar yi ci nasaraan wax naa ko sànq itam ci ponk yi bisu tey jii ñaar fan ak ñett ci weeru juin ñuy fàttaliku nag bis bi nga xamante ne si la Sénégal daal di rek manko woon askan wi ñu baree bari mi ngi nekkoon ci atum 2011 lu soxaloon nag kon ticket présidentiel boobu di coppite bi ñu indi woon ci caatum réew mi ñu namoon nag mu jàll askanu Sénégal lànk ne du fi jàll boobee ticket sax ci mujjantal ga maître Abdoulaye Wade mujjoon koo rek kon daal di kon retiré ñu gis nag ne ay doomu aadama ñàkkoon nañu seen bakkan am ñu ca jëlee woon ay gaañu juróom-ñetti at ci tey waxatuñu loolu waaye pétrole bi ak gaz bi fi mu ne nii mooy coow li ci Sénégal Alassane Ba di ñu fàttali. bëccëgu 23 juin 2011 ci taarix la des askanu Sénégal jóg taxaw société civile mouvement citoyen ak classe politique bi nga xam ne ànduñu ci coppite yi ñu nar a andi ci constitution bi taxaw nekk benn dank ticket présidentiel bi nga xam ne moom njiit ba woon di Abdoulaye Wade bëggoon dugal ci suñu constitution nekkoon li nga xam ne nag moo taxoon coow li yëpp jóg. réforme constitution boobu leen moom njiit ba woon di maître Abdoulaye Wade naroon na ko dugal ci constitution bi dafa naroon wàññi nag. li nga xam ne moom la ñu sàkk woon ci kii bëgg a faluwaat moo di ne ci téeméer boo jël ñaar fukk yi ak juróom ca premier tour ngir ñu tabaat ko mu nekk ab président wante itam ñu falaale li nga xam ne mooy vice président ñu jàpp ni kon ci fajar la manifesté yi jóg jubali ca assemblée nationale tension bi jóg ci lu wër assemblée nationale ak biir assemblée nationale. Je ne voterai jamais et le peuple ne le votera pas. Car à ceux qui le voteront. député yi nga xam ne sax ñoo doon teel a ñëw ñii dañ leen doon yuuxu ñeneen ñi nag ñu teertu leen comme ay héros comme ñi nga xam ne ay député du peuple lañu peuple boobu nga xam ne nag dafa taxawoon ne lii du fi amee jàmbaarloo yi daal di tàmbali ci biti diggante takk der yi ak way manifesté yi ginnaaw bi ñu ubbee nag séance bi biir assemblée nationale nga xam ne tension bi commencé nañ ko nemmeeku moom jëwriñ ji ñu dénkoon wàllu yoon di Cheikh Tidiane Sy daal di annoncé ni moom njiit réew bi di Abdoulaye Wade sàkk woon nañu dugal ci ay amendement yi nga xam ne nag jëm na ci condition ni ñuy fale ticket présidentiel bi ci jonganteeb njiit réew bi ñu naroon amal ci 2012 ay amendement yi nga xam ne nag bi ci ëpp solo moo jëm ci article 33 ci suñu constitution détermination peuple bi nag tax ba moom njiit réew mi di Abdoulaye Wade fas yéene nag rocci li nga xam ne mooy projet de loi bi mu di ab ndam ji nga xam ne am nañ ko ñoom askan wi taxaw ne lii du fi amee mu doon li nga xam ne nag dugg na ci taarix tey ji ñu nemmeeku ne
contexte yi soppeeku nañu mu mel ni kon préoccupation yi feneen la ñu tourné li ñuy sàkku ci jamono ji liñ ci gën a nemmeeku ci way manifester yi mooy leeral jëm nag ci li nga xam ne mooy suñu ressources naturelles yi mu di pétrole beeg gaz bi ginnaaw enquête bi nga xam ne BBC amal na ko ñu gis ne coow li dafa gën a nekku mu doon li nga xam ne nag ci jamono ji muy exigence bi am solo mooy ñu leeral ana nan la ñuy amalee contrat yi diggante nguuru Sénégal Petrosen ak kii di Petrotim nga xam ne moom Frank Timis moo ko moom ci loolu nag ñoom ñi nga xam ne nag ñu ngi bokk ci plateforme bu bees bi ñu taxawal muy aar li ñu bokk ñu ngi fas yéene amal ay manifester daanaka àjjuma junne ci ay bés. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Alassane Ba ñu wax rek ci opération yu déguerpissement yi maanaam féexal rek mbedd yi ñu gis ni léeg-léeg commerçant yi daanu leen yëkkati waaye dañuy seetlu mooy bu ñu leen yëkkatee rek ay jamono ci kanam dañuy dellusiwaat nag foofee ñu doon jaay rek delloo buum ca boy boy ga duñu xam nag lu ko waral ndax yëf yi daal dafa am yoo xamante ne nag maanaam ñàkk déggoo def cee am naka noonu nit ñi nga xamante ni ñoom ñooy fas yéene ñoom ñooy faral kon di amal yooyu déguerpissement ndax daañu wax ak ñu ñuy yëkkati am déet lu mu ci mën a doon daal maam am na ay jafe-jafe ndax saa su ne dañuy gis ñuy dellusiwaat Maymuna Njaay moo fa doxantu woon. ma ngoog Maymuna Njaay du ñàkk ngeen am ko ci xibaar yi ci nasaraan lay doon ñu dem ba fële ca Mbour wax ci projet boobu nga xamante ni duppee nañu ko nag Promoville di liggéey ba ñu gis nag ne ñi nga xamante ne daal ñoom ñooy responsable yi booy xool nag fi mu ne nii jox nañu rek ab nag kon benn weer ngir ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk liggéeyu projet boobu di Promoville nag ñu daal di rek mën a jébbal kon liggéey ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi ndax boobu ba nag ni gis nañ ne ab nag da cee am ñu ne nag li ko waral bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy toppatoo wàllu mbalit maag yooyu ñàkk déggoo am na ci nañu waroon taxawee kon des na ba tax na Promoville boobu xaw a lajj rek tuuti ca Mbuur dañu fay fekk ji Abdoulaye Diallo. Promoville dañu jëloon engagement ni weeru avril lañu doon joxe liggéey yu njëkk yi ci biir commune bi ñaari weer a ngi nii ñu joxewaat beneen app. jafe-jafe yi mooy parce que booy liggéey ci goxaat yi difficulté bi mooy dëkkuwaay ni ñu jegeyee ak yenn suñu partenaire technique yi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu courant bi ñooy yëngatu ci wàllu téléphone bi di yëngatu ci wàllu rigolu ndox yi donc loolu la ñuy dajeel jafe-jafe yooyu la ñuy jonkonteel bu ñuy tàmbali parce que il faut ñu xool nu ñuy def ba liggéeyandoo ak ñooñu des fois dañuy daje ak seen câble yi il faut ñu jéem leen a génne fi nga xam ne foofu la ñuy intervenir te loolu dafa nekkoon ay jafe-jafe ci liggéey bi. ñaareelu pàcc liggéey nag du yàgg dara dinañ ko waajal loolu lu ëpp juróom-ñeenti kilomètre la ci tali yi di Sali ñax-ñaxal Mbour ak Sali Carrefour Mbour bokk na ci. an bi jot na ordre de service am xam nga an bi bu jot ordre de service am nekkul ne da koy jot rek commencé liggéey ndax daa am yu jiitu yooyu yëpp il faut mu installé wu il faut mu def ay études d'exécution. maire Mbour di rafetlu li ni mel ñoom it dinañu dugal seeni loxo bu liggéey noppee ba pare. Promoville bu ñu koy def dañuy signé ak maire Mbour 5% yi liggéey bi maire Mbour ñoo koy joxe parce que commencé nu sax formé ñi nga xam ne ñooy def entretien bi de temps yooyu passé Promoville envoyé nañu ay benn camion bu mag ànd ak ay brouette ay baleeg lu ne te ñooñu xam ne dañ leen di formé dañ leen formé pendant 1 an di leen fay tos yi teg ci. waa Promoville ak kilifa yi dëkkee ci gox bi doon def ay tukki nemmeeku ci lu ëpp juróomi site loolu rek ngir soññ ñi nga xam ne ñoom ñoo fa ne di liggéey ñu fexe ba baral liggéey yi balaa nawet bi di tàmbale ñu pare ci. Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ni ñu ko waxee woon sànq muy nag féexal mbedd yi ñuy faral rek di def nag kilifa yi rek daal di koy door muy boobee opération ñu seetlu nag ni am na ci ay commerçant yoo xamante ni saa yu leen yëkkatee ba ñu dem nag bu amee diir dañuy dellusiwaat ci seen i place di jaay nag moo waral ab laaj samp lu waral ñuy dellusiwaat ndax ñooñee nag gunge ga ca war dañ ko dul def ak ñoom ndax kilifa yi tamit dinañ lal waxtaan yu ñoom seen diggante ak ñi nga xamante ni ñoom la ñuy faral di yëkkati lu mu ci mën a doon jafe-jafe am na Maymuna Njaay Modou Diop ci leeral. Wakaam ak Médina yile gox boo fa demee ñu soppi xar kanam mbedd yu bari ak tali yi ñu yaatal ko wante laaj bi sampu mooy ndax lii dina sax. en tout cas ba fi ñu toll nii à part présence su gendarmerie bi nga xam moo doon encadré événement yi éléments encombrement yi ñu doon def ba fi ñu toll nii nag sentir guñu quand même loo xam ni
appui la buy matériel wala financier wala quelque forme d'appui boo xam ne ñëwee na ci nguur gi notamment ministère bi nga xam moo ko yore ñun dañ koy gis ci terrain rek muy génn ñu naan wuy mi ngi plateau dem na Kaolack dem na fii mais te ñun nag bind nañu yëgal nañ leen jàpp nañ ay date en rapport avec ñoom mais nag santiraguñu wax dëgg yàlla lépp loo xam ne jàppaguñu liñ fi defagun daal maire bi moo ko def. ñu doxantu ca beneen commune fii leneen lañ fa fekk. woowaatuñu réunion benn réunion lañu assisté woon fële dañu ne pour un premier temps épave yi la ñuy jël deuxième étape bi l'encombrement humain mooy ñi jaay parking yeeg yooyu c'est après mais pourquoi Dakar Plateau ñu jël fépp yóbbu épave yi Médina ñu ñëw ñu cible Blaise Diagne jël quelques Aoussa ak quelques ambulants def coow lu bari loolu yëpp problème mu Médina du Blaise Diagne. lu ci mel ni béréb bii ñu ngi waaj yëkkati ña fa nekk wante ci anam yiñ ko nar a defee dara baaxu ci bu ñu sukkandikoo ca ñañu fa fekk. suñu bëggee jële fii na ñëw toog waxtaan ak ñun ñu génne abal ko mais tëdd ba guddi mu yebal ay éléments ñu ñëw di daji fii policiers yi dàq ñooñu ñu daw dem. moo xam la mu dégg mais nit ki boo déggee ci moom dara da ngay dem ci moom wax mu ne lii wala mu am lu ko naqari ci ñun mu ñu wax bu soxlaa terrain bi na jaar fi mu war a jaar jël ko. maire gox ba moom nii la ko gisee. problème yaa ngi ci biir rue 11 boobu ñuy wax naan pileuse yi aw ma ak ñoom problème ku xam pileuse yi xam da ngeen di romb ñuy soq ci mbedd mi aw ma ak ñoom problème bi ñu am mooy dañoo mbubboo pileuse yi pour daw coow li dafa am ñu jékk ci gar fi gar pileuse yi nekk ca gannaaw dafa am ñoo xam ne kenn xamul ñan ñoo fa dëkk ay seng lañ fa def lu yokk ay nekk ay centaine de personnes ne fa tey bu lakk amul kenn du génn ñëppay dee. boo demee Wakaam jafe-jafe boobu amuñu ko ndax kat askan wi boole koog mairie bi dañuy xàccandoo di dóorandoo. am na ci ñoo xam ne joxe nañ ci seen i matériel yëkkati seen camion joxe ñu yëkkati seen pelle joxe pour jàppale ko commune bi pour loolu alors imam yi clergé bi ñoom ñëpp rafetlu ko. ci suivi bi ñoo ngi ci programme déjà am équipe de suivi boo xam ne day ñëw dolli ko ci équipe bi fi nekkoon di def stationnement mooy équipe yi nga xam dañuy sabo nit ñi boo taxawee fu baaxul ñu sabo la bu ñu la fekkee nga taxaw fu kii maal gaare ñu yëg dindi la. waa ji bokk na ci ñi nga xam ni dañ leen a yëkkati moom beneen gis-gis la am. ñun ñoo jël combat bi suñu loxo du ñu bàyyi benn maire yi du dugg si liggéey bi ñun population bi ñun marchand ambulant yi ñooy xeexal suñu bopp. ñuy na si pexe naam wante doon na gën a baax bu ñu leen yëkkatee ñu am fu ñu leen dugal buñ ci noppee jàppale leen gunge leen ngir ñu mën a defi leneen. boo fi tabaxoon marché bu mel ni or nga yóbbu ko ba ñu pale tamit te jaay ñu soxla ñu ko ñun fu ñu mën a jaay lañ soxla parce que jaay mooy suñu métier n'est-ce pas donc booy balaa nga ñuy tabaxal marché da ngay waxtaan ak ñun ba xool marché bi nga xam ne dafay adopté ak liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def nga defar na ko ñu dem toog fa ñooñu tey boo leen dimbalee delluwaat leen seen métier dañuy dem jaay dañuy dem seen métier bàyyi mbedd bi comprendre donc solution yooyu yëpp dafa bari ay solution yoo xam ne war nañ cee mën a waxtaan. bu ñu weesoo yaatal tali yi maire yi doon na gën a baax nee nañu nguur gi di leen gunge léeg-léeg ci tëralin yi nga xam ni dañ koy def ci programme liñ ci jublu mooy désencombrement bi ñuy wax ñu yaatal ko ba ci sax kër yi nga xam ni ñu ngi waaj a daanu ñu jël ci ay matuwaay yu jàmp. jaajëfal ko Maimouna Ndiaye wax rek ci wàllu mbay mi fële nag ca Sédhiou ak programme boo xamante ne nag dafa taxaw temm rek ngir dooleel baykat ya producteurs ya tàggat nañu leen nag bu baax a baax ci li nga xamante ne rek moom mooy anamub mbay naka noonu it nu ñuy fexe ba seenub liggéey ñu gën ko ñoŋal ñoom producteurs yooyu ca diwaanu Sédhiou. Bakary Konté. 30 bénéficiaires yi nag ñu ngi jógee ci 3 départements yi nekk fii ci région bu Sédhiou ñoom nag dañ leen formé ci ñetti module yoo xamante ne ci lañ leen jàngale lu ñuy utiliser ay tracteurs. ñu ngi leen di jàngal ci formation bi sécurité d'abord ak wàllum nan la ñu war a yoree machine bi nan lañ koy liggéeyee nañ koy dawale ak maintenance bi nga xamante ne war na ci machine bi chaque jour ak chaque période. ak maintenance ñu war a def chaque période. ci ñetti fan dañu convoqué bénéficiaires yi pour defal leen formation jàngal leen naka la ñuy war a utiliser tracteurs yi dañ leen expliquer won lan mooy entretien lan mooy mécanique lan mooy réparation fan la ñu war a dugal essence fan la ñu war a dugal huile nu ñuy jauger naka la ñu war a def vitesse yi et cetera ci ñaari fan lañ ko def tey dañu ñëw fii nii pour jox leen tracteurs yi ñoom ñu mun ko jëfandiku dawal ko béy. ak def seen propre réglage vitesse yi ak tamit ñi def travail du sol bi
soo leen xoolee sama ginnaaw di ngeen gis ni formateur bi mu ngi ak ñoom di leen di expliquer nu ñu war a def ak fan la ñu war a def réglage vitesse bi ak tamit nu ñu war a dugal disque bi pour mu mun a béy bu baax. bénéficiaires yi di mel ni dañu comprendre bu baax nu ñuy utiliser machine yi. chauffeur bi boo ñëwee balaa nga taal sa tracteur war ngaa vérifier batterie bi nga vérifier tamit huile fu nekk huile war na dekk nga vérifier ko yëpp parce que boo taalee foo xam ne huile bi manqué na mun naa jox jafe-jafe tracteur bi. ak ci vitesse yi pour boo nekkee di béy da ngay def B2 bu fekkente ne suuf si fi nga nekk suuf si dafa dëgër mun nga def vitesse A2. après nag passage ministre de l' agriculture fii ci diwaanu Sédhiou Pape Sène mu ngi multiplier ay initiative am ci terrain bi bénéficiaires yi di ne ñoom nag tracteurs yi dina tax ba ñu daal di multiplier seen production agricole ren. ñu àddu rek ci bëccëg bi nga xamante ne nag moom la ñu jagleel wàllug olympique di journée internationale yi mook ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin ni ki tey jilee comité académie nationale bu olympique nag daal di koy rek gën a jagleel ñi nga xamante ne ñoom ñooy tuut tànk yi ngir nag xamal leen li nga xamante ne jëm na ci wàllug jàmm waaye tamit leneen la ñu leen xamal rek mooy wàllug jàppante maanaam dimbalante waaye tamit wàllu tàggat yaram tamit bokk na rek ci bëccëgub tey jilee dañu ci ànd ak Cheikh Diop Thierno Laurent Mendy. ndaw yi li mel ñu am ak mbégte di weccante xalaat waaye itam di fo ci journée internationale olympique bi nga xam ne daal nañ koy amal ni ki tey li lee doon ab tribune ngir rek ñu daal di leen di jàngal yenn ci ay valeurs yoo xamante nii rek dina gën a mën a tax ñu lëkkaloo seen ak biir. dañuy dajaloo nii comme ñun lu ñuy def di def sport xale yi def sport ba pare ñoo gis nga ñii ñu ngi dessiner di colorier ñee ñu ngi jouer fële. lépp pour jàngal leen que sport yemul rek ci sport boo defee sport am na valeur yoo xam ne war nga ko am comme valeur yi ñuy jàngal suñu doom yi à la maison respect mag da nga koy respecter solidarité jàppalante. comité de l' académie nationale olympique yemul rek ci li nga xam ne moom moo di tàggat yaram ñoom ñi li ñu jàpp moom moo di ndaw yi li ñu bokk ci askan wi lañu ba tax dañ leen di bàyyi xel. du ñu des gannaaw. dañuy continuer parce que ñun loolu la ñuy def bés bu jot donc dañuy continuer di jàngal xale yi bëgg nag laal xale yi nekk ci Sénégal yépp l'olympisme ne s'apprend pas il se vit. l'excellence l'amitié la joie ak itam li nga xam ne moom moo di fair play li lay nekk juróomi valeur yoo xamante ni ndaw yi li bëgg nañ koo bàyyi xel seen giir ak dund. benn médaille lañ bëgg a def nii instant yi léegi nag si biir médaille bi day am ay ñaari loxo yuy wane ne ay nuyoo ñaari nit yu nuyoo parce que Jeux olympiques dañoo ne pour respect ay nuyoo ay liw xarit la daal loolu moo tax fii nii nag ñu bëgg a def ay loxo pour wane ne Sénégal pays de la teranga la. comité de l' académie nationale olympique ak itam ñi nga xam ne rek ñoom ñoo seq wàllu sport bi fii ci réew bu Sénégal fas yéene dugg ci gox-goxaan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mim réew ñi li ñu bëgg moom moo di gën a ñoŋal li nga xam ne moom moo di wàllu tàggat yaram waaye itam anam yi nga xam ne ndaw yi fas yéene nañ ko nekkee ëllëg. ñu wax ci wàllug nawetaan nag ak ñàkkum xëy mi ci ndaw ñi liñ ciy jublu nag bi yoon rek mooy fexe ba nag nawetaan daal ak ñi nga xamante ne ñoo cay yëngu rawatina ak nag ñu yore seen koppar di financer mën a rek financer ndaw ñi ba ñu mën a rek am xëy lu toll ñu ne ci juróomi téeméeri million ki suñuy koppar ñu daal di koy jagleel nag lu toll ci kon junni ci ASC financement ba nag muy financement bu DER mu mel ni kon ONCAV tey jile nag am na loo xamante ne bu ko taxawee rek mën naa fexe ba ñàkkum xëy ñi ci ndaw yi nag daal di mën a daq naka noonu am na ay projet yoo xamante ne fas nañ ko yéene kon financé jaarale ko ci koppar yooyu de Ibrahima Diamé. ONCAV tàmbali di wone fi mu dugal juróomi téeméeri millions yi nga xamante ni waa DER ñoo ko financé 84 mini boulangerie ay moto tricycle ak yeneen projet pour xeex lii di chômage bi ci biir ASC yi. xam nga y a 3 mois de cela dañuy d'accordoon ak DER que dafay financer des projets au niveau de nos ASC ñu d'accord ak ñoom ko dañuy defal ay mini boulangerie ak ferme agricole def nañu formation bi tey jii nag matériel bi ñëw na matériel bi moo nekk suñu gannaaw ni donc ñu woo bénéficiaires yi pour mun leen jox mun naa wax ne suñu paree cérémonie bi nii ASC bu ne mun na jël matériel am
commencé defal mburu lu dem si mini ferme agricole yi nag boobu xam nga dafa laaj aménagement bi incha allah dina commencé semaine prochaine su aménagement bi jeexee rek ISEC mooy suñu partenaire technique dina indi poussin yi. ci gis-gisu Matar Ba di ministre des sports ñëwoon kon fekkee ndaje bi de kuréel gi mu ngi ci liggéeyam. loolu li muy wone rek mooy ONCAV newu ci football rek dafa nekk nag di gunge président Macky Sall ci gis-gisam pour créer ay emploi moo tax comme village yëpp nekk nañ fa ñu lëkkaloog ISEC lëkkaloog DER ak partenaires financiers yi pour que ñu mën a fixer nit ñi ci seen dëkk yi créer conditions yoo xamante la fa manqué woon dana fa mën a am waaye dina taxit ndaw ñi mën a am fu ñu xëyee. lii di remise matériel bi nag ñoo ngi ko defee fii ci Gambul ci commune bu Thiomby mu bokk nag ci programme bi ñuy duppee UNAIC un projet des emplois. ma ngoog Mauritanie ci tënk laata ñuy tàggatoo rek ak woteeg falu ko njiitu réew ma résultat yi nag candidat bu nguur ga di Mohamed Ould Ghazouani moom nag nee na moo daal di kon jël raw gàddu gi ci premier tour bi tey ci dibeer ji rek la ko xamle ci teewaayu ki nga xamante ne moo fa nekkoon njiitum réew di Mohamed Ould Abdel Aziz ñu ne téeméer boo jël am na juróom fukk ak lu toftal bu ñu ko mégalee nag ak xob yi nga xamante ne génnee nañu ko ca mbañ gàccee te téeméer boo jël ñu toll rek ci juróom-ñett fukk ma ngoog mbokk yi fii la ñuy tàggatoo yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen ci kanam tuuti 20h Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew ngir xibaar yi ci nasaraan.